Allô. Président Sonko. merci dinañu wax après. bàyyi leen ko bàyyi leen ko. waaw. merci. artiste la voilà. merci. merci beaucoup. non non c'est bon c'est bon Ado c'est bon. Ado. waa ADN salaamaaleykum. ñu ngi leen di nuyu di leen ziar. di leen jaajëfal ci teertu bi ngeen ñu teeru. di jéggalu nag parce que campagne bi dafa xat te tey jii am nañu lu ëpp fukki commune ak ñaar yu ñu war a def tey donc ñoo ngi doore fii ñoo ngi war a fanaane ji Vélingara kon kenn ku ne dañ ko ñaan mu am compréhension parce que suñu defee lii bëgg fu nekk ñu am lu ñu fa def même suñu dañuy traversé rek wone image ni ñun ñi ngi jàppale suñu candidat mais mënuñu fu ñu dem rek def fa 2 heures de temps parce que Sénégal dafa yaatu y a plus de 550 communes te 80% communes yooyu duñu fa teg suñu tànk kon suñu ñëwee tey fii ADN waa ADN ñoo ñu war a comprendre programme bi lii bokk ci woon tente bi ñu toog caravane la woon rek bu ñu waroon def waaye nangul nañ ko tey ADN waaye ñeneen ñi nekk ci yoon bi yëpp duñu leen ko nangul parce que lu ko mooy duñu mën a def suñu programme ba mu mat te xam ngeen ni yàlla def na fépp ci Sénégal candidat yi ñu fa am yaakaar nañ ni Ousmane Sonko dina fa ñëw même su dee 30 minutes kon kenn ku ne na yaatal ñu ku nekk ñu mosal ko tuuti rek mais kenn ku ne su buggee jël mbir mi def ko affaire am du sotti te bu boobaa dinañu lor yeneen commune ak yeneen candidat te bu leen fàtte ni man mi di wax ak yéen sax candidat la dama bàyyi sama commune bu lu ci gën a bëri ñetti fan wala ñeenti fan laay def campagne sama commune li ci des yëpp ma jox ko yeneen candidat yi loolu précision bu ñu bëggoon def la parce que damay bañ ñu gaaw a dem waa ADN ne daf ñoo yéegul loolu laa bëggoon préciser ñaareel bi ñuy gërëm waa ADN di leen gërëm bu baax ndax ñaari at ci gannaaw dañoo dem élection présidentielle ñetti at ci gannaaw ma bokkoon ko ak yeneen ñeenti candidat ñoo xam ne ñoo ma gën a yàgg ci politique foofu ñoo ma ëpp tur ci politique ñoo ma ëpp xaalis foofu ñoom ñëpp jaar nañu fi waaye waa ADN tànn Ousmane Sonko voteel ko majoritairement kon loolu mënuma ñàkk parce que boobu ba léegi tey laay doog a tegaat tànk ADN mënuma ñàkk ne leen merci beaucoup loolu ngeen def am na fu doon làmb ba xool suñu première élection la woon waaye ñi fi nekk ñëpp gëm naa ni jàpp nañ ni 2024 ce sera le bon inchallah waaye li ma bëgg ngeen xam mooy 2024 mi ngi commencé tey ku jàpp ni mën naa yóbbu Ousmane Sonko palais 2024 te 2022 duma nañ ko ci li ëpp ci communes yi defe naa waxu 3e mandat ca lay jeex takk Sénégal kon ku yaakaar ni élection locale yi parce que li may wax dafa am solo suñuy adversaire politique bu ñu ñëwee fii Casamance xam nañ ni waa Casamance seen xol Ousmane Sonko moo ci nekk mais suñ ñëwee fii liñ leen di bëgg a gëmloo dañ leen di wax ni élection bii dafa uteeg élection présidentielle que mun ngeen téye seen carte dencal ko Ousmane Sonko pour 2024 mais élection bi soo ñëwee fii ADN dañ la naan
ñi fiy compétir yëpp ay doomu ADEAN lañu te kenn ku nekk si yéen am nga mbokk boo xam ne mi ngi ci beneen liste kon affaire famille lañ koy bëgg a def affaire localité lañ koy bëgg a def mais élection bi dafa dépassé affaire famille ak affaire localité. keneen ku ñëw taxaw di candidat Macky Sall na ngeen xam ni su ngeen ko joxee carte du moom ngeen ko jox Macky Sall ngeen ko jox. ak nu ngeen ko jege muy sa frère sa sœur sa oncle sa papa sax su dee Macky Sall la fi toogal bu ngeen jàppee ni moom ngeen voté ndax ngeen seen bopp Macky Sall ngeen voté loolu mooy benn. candidat boo xam ne nee na ICS la toogal ICS ci Macky Sall la ànd bu Macky Sall defoon Ablaye Baldé candidat Ziguinchor kon tey kenn du wax liste ICS ñoom ñëpp Benno Bokk Yaakaar la te bu ngeen leen joxee carte bu ñu gañee dañuy dellu ci Macky ne ko waxoon nañ leen ñoo ëpp doole foofu Macky woo leen jox leen ay poste ñu dellu APR kon ñoom ak APR 6 ak 9 la benn la bu leen kenn lëndëmal kon enjeu bi mooy fii ñaari liste moo fi am mooy liste Macky Sall ak liste Ousmane Sonko amul liste Macky Sall mun na doon ñaari liste ñetti liste juróomi liste mais yëpp Macky Sall la boo demee Ziguinchor li ëpp ci waa APR yi kan la ñu àndal tey Ablaye Baldé Angélique Manga kan la àndal Ablaye Baldé Doudou Ka kan la àndal Ablaye Baldé pourtant Benoît Sambou mooy candidat wu APR loolu li muy wone mooy dañuy nax sénégalais yi ñaari liste moo fi am benn bi fexe na ba diviser wu en plusieurs listes li tax ñu def loolu mooy dañ naan ñi nga xam ne dañoo kontaanuñu balaa Ousmane Sonko di leen jël ñun nañ leen récupérer nañu fexe ba beneen liste am ku kontaanul parce que jël nañu X mu dem ci liste Y moo gën ñu dem ci Ousmane Sonko loolu nag population yi dañ cee war a yeewu parce que politique naxe dafa yàgg Sénégal mais lan la jur ci Sénégal ADEAN bii depuis plus de 20 ans 30 ans lan moo changé ADEAN lan lu tuuti lu fi changé doomu ADEAN yi ñooy organisé wu takk seen ndigg pour di cotiser wu surtout waa diaspora bi pour loolu mun a am fii mais lan moo fi changé lan la ñu mën a ne état def na ko wala maire bi def na ko fii léegi bu ay affaire sàcc xaalisu réew mi ñëw ne dañuy nax nit ñi pour ñu voté waat leen est-ce que jotul population bi jël responsabilité jot na ñaareel bi may wax mooy dégg ngeen programme Burok est-ce que ADEAN bëgg na bokk ci programme Burok parce que programme Burok bi ma koy def ma ko pour commune de Ziguinchor parti bu ndaw moo ku ñëw daf mu naan mais fii mais Sénégal dañuy fontu parce que li fi nekk kenn xam amul fenn ba pare ñu ne les 5 régions les plus pauvres du Sénégal ñett yi mooy Ziguinchor Sédhiou ak Kolda te li fi yàlla def ci potentialité amul fenn loolu laa bëgg su ngeen joxee confiance programme Burok ñu ànd liggéey mairie ADEAN mairie Enampor mairie Niaguis Niassia mairie Ziguinchor mairie Bourpa Camaracounda mairie Bignona Thionck-Essyl feneen ak feneen ñu dajale ñun ñëpp suñu doole daal di appliquer 4 ans 3 ans 4 ans laa leen may yéen ñëpp di ngeen gis résultat bi et la vision que nous avons pour le Sénégal programme bi ñu am pour Sénégal programme bi ñu am pour Afrique am nañu chance su commencer ko appliquer fii en Casamance et ça démarre en 2022. waaw kon bu leen kenn nax affaire bi du élection locale du affaire diw ak diw élection bi dépassé na loolu élection vision Macky Sall vision Ousmane Sonko la le choix foofu lañ koy tegee. incha allah.
vision Benno Bokk Yaakaar la ak vision Yewwi Askan Wi y a pas d'autre loolu nag su ngeen ci bëggee bokk y a pas d'autre choix il faut voter pour le candidat de Yewwi Askan Wi muy le doyen Arouna Sonko y a pas d'autre choix. Arouna Sonko yéen xam ngeen ko je n'ai pas à vous le présenter yéen a ma ko gën a xam lépp lu ñuy seet di ko bëgg a defar mi ngi ci moom parce que démb ak barki démb nekkul woon ci politique amuloon ambition politique te mi ngi jël alalam di ci tabax ay foyer de jeunes mi ngi jël alalam di ci encadrer les femmes ci si maraîchage mi ngi jël alalam di ci def leneen ak leneen ak leneen te boobu xalaatuloon nit na def politique. nit nag bu la joxee ndékki nga ndékki ba suur bu la nee 13h di nga am añ war nga koo gëm kon li ñu gis ci moom ba tax ñu def ko suñu candidat mooy lépp lu ñu uti jiit am na ci te am na ci humilité mooy wàcce na boppam ba mun a nekk ak ñëpp boole si du koo xam ne bu ngeen ko faree dina doon maire boo xam ne day tëju ngeen koy wër wala mu dem toog Ndakaaru benn yoon par mois mu ñëw dem yoonam déedéet kon loolu su ngeen amee chance boobu am programme bu mel ni programme Brok am leadership national boo xam ne Ousmane Sonko ngi ci Khalifa Sall ngi ci Déthié Fall ngi ci Aïda Mbodj ngi ci Malick Gakou ngi ci keneen ak keneen te ma wax ni su ngeen Cheikh Tidiane Dièye keneen ak keneen te dama leen wax ni su ngeen votelee Arouna Sonko mi li ma leen wax ni xam leen ni moom ngeen voteel waaye Ousmane Sonko ngeen voteel li ma ci bëgg a wax mooy dañuy ànd di liggéey fii ADEAN ñun duñ ko seetaan la ñu am ci xam-xam ak mën-mën dañuy ñëw bokkook moom ñuy liggéey intercommunalité bi ma wax mooy commune yi ñuy gañe yépp dañuy bokk ñu jël suñu am-am suñu xam-xam suñu matériel suñu lépp ñu dajale ko daal di appliquer programme bi te li ñu mën a appliquer programme Brok à ADEAN mënuma ko def à Ziguinchor parce que fii li fi am ci suuf ADEAN est la plus grande commune du département presque 200 kilomètres carrés kon loolu li fi am ci suuf kenn xamul nu mu toll suuf soosu nag lay daanele wax naa ko démb à Niaguis dama bëgg politiciens yi fi nekkoon politiciens traditionnels yi ngeen jéggal ma ci kàddu gi may wax ngeen jéggal ma ci rek de bugguma ñu ne dafa incorrect waaye léeg-léeg wax dañ koy wax la ci ëpp ci ñoom du ñëpp nag ngeen jéggal ma ci wax ji waaye ku leen dàq fen ci àdduna amul seen politique yëpp mooy nooy def ba jël fen rafetal ko ba mu niroog dëgg bu ko defee nga xool nooy naxee population yi dama wax ni suuf si mooy problème mu Sénégal yëpp amul du ngeen toog semaine te déggu leen coowal suuf bërëb sàngam ci Sénégal Ndakaaru Mbaan fenn ak feneen fii nag léegi dama bëgg ngeen xam ni ADEAN day nekk léegi benn pôle d'attraction foncier mooy suufus ADEAN day bokk ci suuf yi nit ñi gën a soxla ci Sénégal li ko andi mooy li ñu tuddee projet Agropole Sud projet Agropole Sud dama ko wax léegi xale yi ma romb fële man duma opposant boo xam ne lu ne rek danga naan baaxul projet bi ci boppam baax na projet boobu man sama programme 2019 su ngeen ko ubbee di ngeen gis projet Agropole sud nord est ouest et centre démb maa ngi tooñ ñaa gis ne saa waaye xam naa ni foofu la ko lokkate kon projet bi baax na waaye Macky Sall dafa am benn nattu xam-xam bi dafa néew bu ko gaa yi toggalee projet parce que moom du moom mooy xalaat di bind dañ koy bindal
xaalis bu dul jeex PSE rek fay na ci 4 milliards pour ñu bindal ko plan Sénégal émergent te plan ba baaxul. bu ko nit ñi xalaatalee ba andil ko mun nañu andi loo xam ne xalaat bi baax na waaye ci application bi la lépp di yàqu parce que ñoom seen application boo leen nee projet ngi nii li ñu njëkk a xaar mooy lan laa ciy am man ñaata milliards laa ciy am loolu tax projet yi mënul dox. donc soo andee projet Agropole Sud nga xam ne dañu ne Casamance li fiy yàqu bëri na mango baa ngi yàqu darkase bi liñ ci war a def defuñu ko ci orange yeeg tool beeg lu bëri mi ngi yàqu fii madd bi ba ci jën beeg yeneen ak yeneen même produit maraîcher yi ñu ne kon diggante production ak commercialisation boo ci buggee am xaalis bu bëri il faut nga def li ñuy wax transformation ñu ne kon nañu def agropole boo xam ne ay usines lañ fiy def bu ko defee li ñuy produire balaa muy yàqu nañu ñëw transformer ko fii di ko def ay jus de fruits jus de madd leneen ak leneen lii ñu consommer ko Sénégal leneen li ñu jaay ko bitim réew am devise kon loolu kenn mënul ne projet bi baaxul ci xalaatin baax na mais ñoom li leen di njëkk a intéressé bu ñu nee projet bi 80 hectares la ñu jël fii ADEAN 80 hectares bëri na bëriwul waaye bu dee projet bi liñ ci jublu def nañ ko 80 hectares yooyu jar na ko su dee it teg nañ ko ci yoon mooy au lieu ñu dem jël seeni xarit daggal leen suuf si nañu seet liggéeykat yi dëgg ñi nga xam ne mun nañ investir te nañu fexe nag ba bàyyi fi ay quota pour waa dëkk bi ak waa Casamance ñoom it ñu mën cee gis seen bopp parce que mbir boo koy def fenn fexeel ba foofa ñoom duñu mujj nekk ay gan seen biir dëkk loolu dafa am solo waaye kenn waxul ñu tëju il faut ñu ubbi parce que fii ADEAN waa ADEAN amuñu ay milliards yu ñu mën a defaree ay usines donc investisseur bu jógee fële yor ay milliards am mën nañ ko ubbil waaye nañ ko encadrer loolu dafa am solo nañu fexe ba waa ADEAN am ci liggéey waxuma nag ay liggéeyu 20 000 francs 50 000 francs waaye nañ ci am liggéey boo xam ne faj na seen soxla ñaareel bi nañu fexe ba waa ADEAN ñu xale yi ADEAN jigéen ADEAN ñu former leen ci ba ñu am compétence technique ñetteel bi nañu fexe ba lu tubaab di wax transfert de technologie mooy waa dëkk bi ñu jàngal leen ci xarale ak ci xam-xam ba ñoom dinañu mën a dans 5 ans dans 10 ans taxawal ñoom seen bopp seen propre unité industrielle loolu bu amee projet bi baax na waaye il faut loolu ñu ànd surveiller ko ñun ñëpp la xew feneen ak feneen wax naa barki démb ci sama meeting Ziguinchor bi dama ne seeni pexe xam nañ ko soo demee Dakar tey am na fu ñu génne woon ne port minéralier de Bargny la ñu génne ci ay hectares ay milliers d'hectares fi mu ne nii Macky Sall moo ngi koy dagg di ko jaayaat bu ci gën a fës mooy am na fu ñu génne woon ne foofu dañ fay def ay logement pour ñu foor a dëkk ñu jox ko SNHLM 150 hectares jamono jii may wax wëlbatiku na dem jaay ko ay njeey ba pare moom jël na ci lu ëpp 7 milliards ci lu wóor li may wax man wax naa ko meeting ba keroog ba léegi tontuwuñ ma mën nañ ko def fii génne ay hectares ne lii lañ ci jublu wëlbatikuwaat dem jaay ko ay nit am ci ay milliards dem toog jàpp seen njàmbur loolu il faut ñu surveiller beneen bi mooy boo génnee 80 hectares yi bu 80 hectares yi weesoo xam nga fu ñu def pôle industriel suuf si ko wër yëpp day am valeur parce que ñii ñëw di liggéey si nit dina jóge Ndakaaru ñëw liggéey si nit dina jóge Ndar ñëw liggéey si nit dina jóge Paris ñëw liggéey si ñooñu ñëpp dañuy soxla am fu ñu dëkk moo tax suufu ADEAN di wër pôle industriel bi yëpp nit ñi léegi ngeen gis promoteurs yi ñëw léegi ngeen gis nit ñi ñëw benn ñu commencé nag di dagg suuf si di joxe dinañu dem nag ba waa ADEAN ñoom gan la ñuy doon mooy kenn ku nekk sa kër gi nga am loolu nga am ci suuf ci ADEAN loolu nag pour ñu jëlee ko fi wala pour mu bañ a am pouvoir boo gis dafa war a am contre pouvoir soo gisee ñu ne exécutif président de la République ba pare ne assemblée nationale wala pouvoir judiciaire contre pouvoir lañ ci bëggoon am fii nag su ngeen bëggee contre pouvoir am mairie yi na ngeen leen dénk Yewwi Askan Wi
ah oui. parce que Arouna mi toog gëm naa du ñëw ne ko defal délibération pour jox 5 hectares Massamba 10 hectares Mademba ci loo xam ne tegul yoon mu def ko ñun duñ ko seetaan waaye beneen maire bu ngeen fi teg te mu bokk ci ñoom xam leen ni moom moo leen dem woy sax ne leen ñëw leen adiyaan ma daggal leen suuf. kon contre pouvoir dafa am solo te nee naa leen ñun ñooy bokk liggéey ko li leen di may contre pouvoir boobu nag mooy keroog le 23 janvier ngir yàlla war a suuli du xaalis développement xaalis bu ñuy séddale def ko fal ma maire jarul joxe xaalis ku lay jox xaalis rek mi ngi jënd te li muy jënd daf ko jaral lu bëri waaye kaay fal ma liggéeyal la ba dee loolu jarul joxe xaalis. wax dëgg yàlla wax dëgg yàlla wax dëgg yàlla. loolu nag du xaalis du kii sama mbokk la du kii ñoo bokk sëriñ dañuy tànn lu war a defar Casamance ak lu war a defar Sénégal le 23 ngir yàlla génn leen massivement et voter massivement pour les listes Yewwi Askan Wi fii